asalaamaaleykum mbokk Sénégal ni ñu koy defee saa su nekk ci altine bu nekk seen émission autotransport nekk nag émission boo xam ne da leen di jukkil lépp li nga xam ne mooy xibaar ci wàllu dem dikk bi muy tali bi jaww ji wala géej gi tey nag ñu fas yéene waxtaanee luy wax histoire billetterie électronique ci biir dem ak dikk bi te lu tax waral sax mooy gis nañ ne am na loo xam ne transport am na lu ci soppeeku ba nga xam ne tey avancé trop ba nga xam ne bu njëkk ba da nga daan dem ci maanaam ci imprimerie mu defaral la ay billets nga koy jaay waaye léegi dañoo gis ne am na lu changé mooy léegi sax boo duggee si bus yu bëri dañuy am maanaam système électronique ngir jaay ticket loolu yëpp nag moo tax tey ñu dalal ñaar nit ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu dem dikk bi bu ajoo ci tali bi ku ci mel ni Modou Mbaye nekk nag président gare routière Colobane te bokk nag si nekk njiitu tamit GIE jàppalante bu AFTU keneen ki ñuy dalal mooy Moustapha Ndiaye nekk nag promoteur billetterie électronique ak collecteur taxe municipal te jiite kuréel bu ñuy wax Transpay tey nag ñu fas yéene waxtaane loolu galaa nag ñuy sóobu ci waxtaan ñu may sunu invité yi nuyoo téléspectateurs yi Modou Mbaye. asalaamaaleykum mbokk Sénégal ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar te di leen balu àq ci weeru gàmmu gi di sant bu baax nag télévision Walfadjri télévision la boo xam ne lépp loo xam ne ci bile ëmp na waa Sénégal ak ba bitim réew Walfadjri dana ko génne ba képp kenn ku nekk liñ ci bëggoon a xam nga xam ko kon vraiment loolu moom ci sant yàlla baax di sant waa Walfadjri. Moustapha Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Sénégal di sant aussi waa Walfadjri bi ñu mayee occasion ñu waxtaan ci wàllu transport parce que man léegi sama lépp transport la ak lu jëm ci wàllu digitalisation taxe municipale yi ci loolu laay liggéey depuis 2012 2013 asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw léegi nag Modou du mu la bàyyi Moustapha Ndiaye tey nag ku bu ñuy wax histoire billetterie électronique si biir suñu réew bañ dem ba évoluer tey ñuy jël si maanaam presque boo xoolee ñuy utiliser ay machines cosaan bi lan la. waaw cosaan bi defe naa Pape Modou Mbaye moom woo ko war a gën a xam ci wàllu billetterie par exemple cosaan li ñoom bu njëkk dañ naan utiliser ay tickets yoo xam ni imprimerie lañ koy defare tickets yi doon am maanaam année bi section ak année section ak njëg li maanaam tarif bi waaw loolu la daan am bu njëkk imprimerie moo ko daan defar mais soo dee xool bu dee lu jëm ci wàllu historique bi sama ñoom papa yi ñoom AFTU laa doon liggéeyal ay badge lu demee ni que badge yi nii ñoom laa doon liggéeyal badge yi depuis 2007 2008 2009 ba 2010 sécuriser ko biñ demee ba sécurisation bi dëgër ci lañ ma woo ku naan président El Hadji Ndiogou Malick Dieng këram ni ma est-ce que ticket yi en 2012 dooñu dimbali ci ticket yi sécuriser ñu ko parce que bari na ay fraude lool pour ñu sécuriser après ci laa door dem ci mbooleem kër président yi y compris Papa Modou Mbaye Diop Ndongo Fall Ibrahima ñëpp laa dem seeti leen ba pare jël sa benn xarit buñ naan Samba Sow pour mu defal ma développement bi def naa foofu la soxi ko muy góorgóorlu di góorgóorlu ba yàlla may ñu ci ndam en 2013 2014 fin 2014 ñu defar ab solution boo xam ne si non seulement ticket yi dootuñu ko tirer ci imprimerie di ko stocké mais ay machine ngay yor ci biir oto bi générer ticket bi am ay information yu bare yoo xam ne amuloon bu njëkk lu mel ni que date itinéraire zone matricule oto bi GIE bi numéro série bi QR code barre mën na am coordonnée géographie oto bi toutes ces informations da koy am ba pare mën a permettre nag ka moom oto ba mu mën a toog fa mu toog di am recette am ak oto bi fi mu toll ak yëpp en temps réel mën ñoo permettre ñuy mën a xam en temps réel trafic beeg fu trafic bi toll ñaat lañ am loolu daal lañ def ci benn fànn ci wàllu billetterie ba yàlla sax defoon ñu am ci brevet ma am ci brevet d'exclusivité pendant 20 ans
waaw mais am na loo xam ne moom Pape Modou Mbaye moom moo ko gën a xam ci wàllu transport bi. Pape Modou Mbaye yow nga xam ne yaa nekk nag transporteur ci AFTU jiite nag gare routière Colobane ak GIE jàppalante bu ñu xoolee nag ci AFTU début bi ay ticket ngeen doon def ngeen di dem imprimerie ngeen soppeeku daal di jël mu am système électronique lan moo tax ngeen def changement boobu. jërëjëf Théodore problème transport ama indépendant ci tubaab bi ba léegi vraiment dañoo liggéey ci perte mooy oto bi saa yoo ko jëlee jox ko chauffeur apprenti bu ñu liggéeyee ba ngoon jot lañ lay indil bu la neex bu la naqar ci loolu ngay jàpp loolu moo waral bi yàlla indee procès bi ak 92 banque mondiale indi ko au Sénégal mais procès boo xam ne 12 pays Afrique ñoo ko bokkoon ñoo indi ko Sénégal mu nekk procès test alors bi ñu demee ba d'accord ci procès bi dañ koy démarrer ca lañ ne au lieu ñuy bàyyi oto yi ak chauffeur yi ak apprenti yi nañu wut ay ticket yooyu bi ñu ko defee quand même am na avantage par rapport ak ni ñu mel ni ñu daal def bàyyi xaalis bi ak apprenti bi chauffeur bi waaye avantage boobu li muy baax amoon na perte bu rëy ndax am na receveur yoo xam ne jubuñu dañuy jaay ticket billet kii bi bolog bi bay jaay suus yi en même temps sax am na ñoo xam ne billet yi ñu jaay démb client yi bi ñuy wàcc ñu bàyyi ko ci oto yi am na ñu ko doon far di jaay am na ñoo xam ci bi yenn saa yi bu ñu yaakaaree ni contrôle amul dañuy garder bàyyi ticket yi di encaisser yooyu yëpp day di saaru fraude yoo xam ne vraiment mi ngi doon rey transporteur te oto boo xam te ne bii parce que boo ko fay dana romb 30 millions sans compte salaire sans compte panne sans compte entretien boobu oto su liggéey borom a ngi perte loolu moo waral alors bi yàlla dogalee Moustapha Ndiaye di xale boo xam ci bi Sénégal gépp ko war a ñaanal góorgóorlu na ba indi fi loo xam ne Sénégal ba Sénégal ba léegi kenn mësu ko fee indi mu indi appareil yi alors appareil yooyu ba mu ko njëkkee indi AFTU vraiment AFTU gépp dañu ci kontaan ne ko nag lii moom wax dëgg yàlla góorgóorlu demal def tout pour jéem a indi machine yi ñu dugal ko ci réseau bi yow mu dem début 35 millions léegi indi appareil début investissement waaye bañ demee ba war a démarrer yàlla dogal jubóowuñ ci ay kàddu ba vraiment duñ ko mujj bàyyi mu nekk coow lu day dekk déception bu rëy ci moom dem nañ ba yóbbu ko tribunal yàllaa ko suturaal ak xam ne ko bëgg lu baax yàlla jàppale la alors affaire boobu ne bi coow li baree man maa ngi doon nga paal ci lañ waxee ne gannaaw doonoo lef te dañuy fay te bii ticket yi apprenti yi li ci sàcc bari na léegi dañu essayé ticket yi léegi ne bi ñu essayé ticket yi man dama ci kontaan 100% parce que ticket yi saa yoo xëyee balaa oto bee wàcc fa nga toog ba yor sa portable wala sa ordinateur da nga xam ne oto bi liggéey ñaata bi la jaay ñaata lañ ci xaar yi ñaata la fere ñaata la sol gasoil ñaata la dépense. kon am na avantage daal mooy billetterie électronique bi am na avantage am na njëriñ électronique bi loolu fi ngay toog nga koy xam avant oto bee wàcc. am na njëriñ daal loo xam ci bii la wax dëgg yàlla mos fi am loolu ne di ci gërëm yàlla di ci gërëm Moustapha di ko ci ñaanal loolu daal mooy li xam mooy départ bi. waaw mbir bi nag andi na coow comme niñ ko wax lu tax nag mu andi coow. waaw li tax mu andi coow xam nga sénégalais moom day nit ñoo xam ne saa ñu gisee lu baax dina am ñu la ko yéen waaye dina am ñu la ko yéenoo ñaareel bay moom bi mu déparé ñu ko jël woon engagement ba mu dem lebi banque yi ba def investissement bi mu def alors ñu jubóowuñ ci kàddu loolu moo waral mu am problème. ñooñu ñan la bi mu amee problème nag. ñooñu yàlla def man ak Ndongo Fall ñoo njëkk ne comme nu doon def te dañuy fay dañuy essayer machine yi bañ essayer machine yi nag la ñu daan am dafa doubler 100%. lañ daan am ci versement ci ticket dafa doubler 100% te man li ma gën a neex am na koo xamante bi ne saa yu ma saa xëy première voyage bi muy def oto Mbaye Ndoye sama trésorier général bi receveur am saa yu xëy première voyage day def fin de service xaalis boobu da koy def ci poosam daal di déparaat nag ba wàcc bu dikkee alors benn rapport boobu lay joxe su ma doom Fallou Mbaye ci ordinateur am la ci appareil am la xool saa yu xëyee gis oto bi def ñaari fin de service mu laaj Moustapha ne ko waaw man dama gis oto yëpp benn série fait de série la ñuy def mais kii ñaari fait de série lay def mu ne ko bu leen joxul ñaari rapport sàcc la alors ma lay di convoqué Mbaye Ndoye mi moom oto bi convoqué serveur bi ñu ñëw sama kër man ak Mor Diagne secrétaire général CIE bi 10h30 11h ba 1h30
bi ñu ko audité bi ñu ko enquêté ci intervalle ñaari weer ak fukki fan ak juróom bés su yàlla sàkk Mbaye Ndoye fekk juróomi téeméer ay jox ko juróomi téeméer action fekk juróomi téeméer salaire muy 5000 francs par jour alors weer na nekk 150 000 mais teewul bi ñu ko auditionné priorité bu nekk da ko def ci poosam voyage bi gën a néew 6 000 francs am na yu 14 000 am na yu 13 000 am na yu 19 000 am na yu 16 000 bi ñu ko auditionné ci ñaari weer yi ak fukki fan jom sàcc na juróom fukki junni yu manqué 7 000 francs sans compter 150 000 yi ko Mbaye Ndoye bay ma xam ne lii nag wax dëgg fa yàlla intérêt bu réy la ci transporteur yi léegi nag afti googu nga xamante ne bii ñoo ko engagé woon te yaakaar naa ni réseau bi li ko manqué téeméer junni oto ay junni appareil ci oto yi li ko manqué tuuti la kon jàpp naa ni Moustapha li mu fi andi waxuma la nun transport waaye képp kuy liggéey ci réew mi moo xam usine nga yor moo xam service public nga yor moo xam magasin nga yor moo xam loo mënti yor machine yi avantage bi ci nekk bala koo xam da nga koo jël kon ñuy gërëm yàlla bu baax di gërëm Moustapha di ko encouragé malgré nag départ boo ko ci naree baax dana ami jafe-jafe amoon na gàllankoor sonnoon na trop waaye ñi nga xamante ne tey jii ci réew mi lañ bokk moo xam ci côté gouvernement bi moo xam ci transporteurs yi moo xam ñi réew mi itteel te liggéey ñor leen xam nañ ni lii Moustapha Ndiaye indi njëriñu réew mi la ba ñu bari tey ñu ngi adhéré wu di koy di uta appareil. Moustapha yow mi nga xam ne nag yow yaay nekk nag promoteur bi projet bi lan galgal gi góor gaa ngi koy wax dafa am ñoo xam ne ci biir aftu dañoo ñëw rek xool affaire bi bëgg ko récupérer ba def la galgal nan la affaire bi tëddee ba loolu jur ko. waaw soo dee xool wàllu billetterie bi njëlbeen gi en 2012 la xam nga comme li ñuy wax rek wa fawqa kulli zi ilmin alim maanaam benn nit mënul defar lu parfait il faut nga associer ci ay nit parce que bu fekkee ni dama fekk ay ticket manuel ma bëgg ay ticket automatique xalaatoon naa bu njëkk développé ko ci ay TPE bancaire mais TPE bancaire yooyu c'était pas intuitif maanaam amul woon ay icône mode texte la woon mooy Ingenico TPE yu njëkk ya ci laa wax ak kuñ naan Seyba Traoré di directeur Tracom international pour mu développel ma ko parce que yàgg moom mu am ay gàllankoor tukki dem États-Unis ci diggante bi ci laa gisee sa benn koo xam ne ñoo bokk daara ku ñuy wax monsieur Samba Sow nekkoon directeur Cisco Web nekk toppoon ma nag ci wàllu comme que man damaa bari woon débouché am ay relation bi mu jugee France mu topp ma à chaque fois nañu liggéey ci la ñëwee ma ne ko man de am naa benn projet mooy ticketing billetterie électronique ak collecte de taxe municipale boo dee xool solution bi yëpp c'est similaire daa am lu ñuy changer rek mu ni mën na ma ko développer après xam nga lu ma ko jox baax na parce que ay mbokk taalibe nekk mu commencé di ko développer bi mu commencé di ko développer man mii maanaam dem ci bari ci ñoom Kanté dem aftu dem ci paay di wut ay information pour jox ko ay cahier de charge li naan cahier de charge comme que j'étais informel moom moo sutul njàng ci wàllu côté boobu noonu man je suis plutôt technique je suis à 100% électronique technique et informatique bi loolu amee comme Sénégal lu sotti rek am borom ma ànd ak moom aftu ci paa yëpp muy def présentation fekk ma defaloon ko ay carte de visite ma gis ni mi ngi jiital boppam daal ak société boobu tudd Cisco Web ci laa jóge foofu comme que foofu la nu mu tëddati sax wetu rond point boulangerie jaune fa la aftu nekkoon ma ne kii daal naa ko yóbbu sama beneen mbokku taalibe ko xam moo ñu mag ku tudd El Hadj Omar Ba pour mu dox suñu diggante parce que maa ngi commencé sentir ay woor ci laa ànd ak moom ci El Hadj Omar Ba kalaame ko El Hadj Omar Ba après ñibbi ba ma ñibbee ci suba sa rek Samba Sow instant boo fekk na commencé na affaire yi yëpp mu indil ma ay protocole ak ay facture ay affaires yu bari bi ma gëstoo ci biir nag nekkatee Samba Sow moomu fa ma ko yóbbu woon muy ñu bokk daara ñu ñëpp kooku moo ko pare ne woon bi mu dem France maanaam moom la ko bàyyam dénk après ci la indi ay protocole indi ay changement def tag ma daal ay fitna yoo xam ne am na ay preuve yu bari sax preuve yu ñu mën a gis yu ñu mën a dégg ak yu ñu mën a bi loolu amee ma muñ di persévérer ba sa yàgg moom ci wàllu boppam mu jékki-jékki bëgg ma forcer pour ma liggéey ak Famaco France ak Datec France via benn naar bu naan Nabil Compudis ñooñu proposé ma ay prix yu exorbitant yoo xam ne mënu ma ko woon wax paay mënu ma koo proposé paay parce que man maa ngi doon defar machine yu mel nii ay machine manuelle laa doon defar yoo xam ne njëg li paay dinañ ko mën a am moins cher bi ma bañee nag la commencé di ma indil problème
fekk moom ak Nabil moom wax bëgg na jaay affaire bi Congo parce que gis na solution bi pacte bi mu signé woon d'accord ni man maay promoteur u collecte de recette municipale ak ticketing signé woon na benn pacte boobu mu signé woon fexe na ba résilier ko unilatéralement dam jël affaire bi jaay ko Congo am ñeneen ci transporteurs yi ku naan Pathé Pouy coordonnateur de l'AFTU nekkoon sama wóllëre aussi ñu amoon ay waxi sew mu indi ku naan keneen moom it mu contrefait affaire bi fekk ma leb 35 millions banque mënumaa fay jox ci Samba Sow presque 8 millions. mais projet da nga koy sécuriser lan moo looloo tere woon. dem fu mel ni BZA dem tamit ci ASPIT. association sénégalaise propriété industrielle et technique. pour sécuriser yow sa projet. mais loolu boo ko sécuriser aussi BZA dem naa fa ànd ak. Samba Sow wala tamit nga dem fu mel ni institut de normalisation. dem bi naa nga xam ne parce que am na association sénégalaise de institut de normalisation bi nekk fii côté. front de terre. pour dem maanaam gën a sécuriser. sa projet maanaam dem naa BSDA ba ma fa demee tamponel nañ ma maa ngi ànd ak Samba Sow parce que ba ma ànd ak moom BSDA dañ ni ku moom projet bi Samba Sow ni ko waa ji man maa ko moom man sama wàllu bopp man ni ko Moustapha moo ko moom mais man maa développé après waa ji ni ko kon Moustapha la ñuy tamponel parce que c'est lui le promoteur ñu tamponel ma ñu jóge fa man ma dem naa au pays dem naa aussi ASPIT bi ma demee ASPIT ñu ni ma ñu boole maak benn cabinet mandataire kuñ naan Pape Algaf Thiam mooy ancien directeur technique de l'OAPI ma dem fa wax ko projet bi yëpp ni mu demee yëpp avant may pare may woo Omar Ba maanaam sunu médiateur boobu noonu pour wax ko médiateur bi ni non bu ma ko breveté ma ànd ak Samba Sow ba ci Pape Algaf Thiam ñu toog Pape Algaf Thiam laaj qui a eu l'idée bu ne qui a eu l'idée monsieur Sow ci boppam Samba Sow ni ko c'est Moustapha moom projet bi mais man maa développé effectivement moom moo développé mais li mu développé lépp maa jënd smartphone yi maa jënd tablette yi mu doon développé maa jënd ba ci imprimante thermique maa ko jënd te information yëpp maa ko jox wax ko oto yi ni ñuy demee bu ñu xëyee suba maanaam cahier de charge yëpp man maa ko jox moom moo ko développé nag cahier de charge yëpp man maa ko jox mu wax Pape Algaf Diab ni ko kon yow ab maçon nga maanaam mi ngi mel ni nga am liggéeyloo ko comme dama doon def ak Tracom international mais comme que signé woon na pacte ak man pacte bi def ko gêne pour ñoom jaayee ko ak bëgg def collecte de recette municipale beeg yëpp mu résilier fekk nag ma déposé woon brevet bi ma déposé brevet bala ñu koy jox ñoom dañ koy saytu te presque saytu nañ ko 2 ans maanaam dañuy def recherche d'antériorité xool ba xam Moustapha lii mu def ci transport bi waxuñu wari de waxuñu jooni waxuñu fenn ci transport bi ba xam mus na fee amam déet biñ ko xoolee pare nag ci lañ ma jox li jaay sa brevet d'exclusivité terewul nag gars yi nekk fii di def contrefait man it ma yóbbu leen ñenn ci yoon ba yoon may na ma ci ndab mais daal ba léegi maa ngi amee difficulté parce que soo dee xool ba ci collecte de recette municipale bi tas nañ affaire bi Samba tas na affaire bi ba commencé ko exploiter lu mel ni maire Passy ak yeneen ak yeneen ak yeneen. léegi nag est-ce que boo doon xayma préjudice bi nga subir ñaata ngeen perte. xam nga par exemple boo dee xool man mënuma xayma ñaata laa perte mais mën naa wax ni fépp fu mën a yuuxu naa fa yuuxu naa ci président Mamour Fall yuuxu naa CETUD bind naa ay mail lu nekk def naa ko mais nag comme que yàlla may na ma yeneen débouché ak yeneen xel ma continuer rek di persévérer di góorgóorlu ñi ma àndal aussi am ñu ma muñal yoroon naa ingénieur yoo xam ne 40 000 lañ doon fayee ko ay ingénieur ku mel ni Birane Diaw mais dama muñ continuer ak Pa Modou Mbaye mi di ma conseiller muy muñ ba yàlla def daal maa ngi ciy génn nànk-nànk mais contrefacteurs yi fi mu ne nii même ña ma daan jaay boobu sax ñëw nañ di ko def pour wax loolu daal gàllankoor nañu trop am nañ décision justice mi ngi noonu daal gàllankoor nañu trop. léegi nag mais décision justice bi mooy yéex a appliqué wu. waaw léegi nag li ñu gën a gàllankoor aussi mooy CETUD bi affaire bi xewee ba fa Pape Alioune Thiam nekkee directeur woo nañu pour billetterie bi mais juste mu dam moom ba mu damee moom bu fa nekkoon lépp dina sotti. Thierno Birame léegi après parce que tamit administration continuité la. très bien léegi bi Thierno Birame ñëwee fekk fa Ababacar Fall bi nekkoon Dakar Dem Dikk fekk àndoon naa ak Samba Sow sax dem Dakar Dem Dikk pour projet bi parce que Samba Sow dama ne ko woon seede naa la Dem Dikk ak collecte bi ñu ànd liggéey ci bi ma fekkee
Dakar Dem Dikk bi ma demee ànd ak kii Samba Sow ci CETUD waxtaan ak ñoom fekk fa Babacar Fall ñoom ñaar xamante nañ Babacar Fall ci boppam moom brevet bi la nanguwul dégg ni brevet bi moom mënul am parce que c'est comme wari nangam bi loolu amee ci lañ gisee ñu jékki-jékki woo ma ni ma da ngay ñëw signer benn charte bioéthique ma ne leen de ngóor ngeen dinaa ñëw mais su ma ñëwee it d'accorduma ci li ngeen di woote charte bioéthique bi ñu woo ci Samba Sow sama ancien technicien bi créé léegi nekkatul SUDUPAY nekkatul Cisco mais créé na SUDUPAY pour maanaam kaañ bi feeñ fii ak Moustapha Kane ki parti puy indi moom it ñëw na ak Mafallo jarbaatu Mamour Fall ñëw na maanaam daal comme ni ma leen ko waxee rek Sénégal biñ ñëwee ni ma nag nga wax maanaam Sénégal lan la xanaa dafa am benn mafia ci biir waaw boo dee xool daal gis naa daal ñi jàng France ñëpp di sol ay costume ak ay chemise daje fa lañ ma dajaleel ni ma nag da ngay signer charte bioéthique man leen charte bioéthique bi xaar leen bala ma koo signer ma liir ko bu ma ko liiree pare ma gis ni charte bioéthique bi dafa am dañ ni ma pour ma joxe données transporteurs yi ma woo Pa Modou Mbaye woo Pa Ndongo Fall yëpp laaj leen ba xam seeni données mën naa ko joxe ñu ni ma déedéet seen données bul ko joxe ma dugg ci biir ni leen ñett moo tax du ma signer charte bioéthique bi benn Samba Sow mii daf ma wor ci projet bi ba dem ber daara boppam te projet bi xam na ni moomu ko signé na ni moom projet man maay promoteur bi Moustapha Kane aussi daf bàyyi ba mu pare mu indi moom it dugg ci par le biais de Pathé Pouye ñaar ñooñu ngeen ma booleel te ñu nekk ay contrefacteur te ma am brevet te yéen ngeen xam lépp histoire bi loolu tax na du ma signé bi ci des transporteurs yi nee nañ bu may joxe seen données léegi dem leen ngeen wax ak transporteurs yi su ngeen wax ak ñoom buñ nee ma joxe rek ma joxe. mais kon daal su ma jàppee say kàddu daal CETUD am na si part de responsabilité bu rëy sax lépp sax ñoom la boo dee xool bi loolu amee ñu ni ma non état lañ nangam ma ne leen man état moo ma subventionné sama brevet état moo ma jox subvention brevet ASPIT moo ma encadré ba mu mën a am brevet kon kay yaakaar naa waruma kii état te sax état bi mu yëgee affaire bi télé yëpp relayé ko Macky Sall bind na ma lettre ministre Omar Youm woo na ma am na ñu bari ñu ma encouragé kon man état bi jëppam mënumaa jàppale ma ex fii yéen ngeen ni démembre état bi ngeen ni d'accord leen brevet bi loolu amee nag ci la ma CETUD defe croix maanaam bi taxi reta bi ñëwee ñu jël ko jox ko Samba Sow am na benn mail boo xam ne si mën na ko confirmer bi taxi reta bi ñëwee Babacar Fall Samba Sow moom moo bind mail ni Babacar Fall waaw région yi mënuma fa dara pion CETUD yi fa nekk am na ay preuve yoo xam ne si dem naa ci région yi wax ak ay région bañ juboo yóbbu leen machine CETUD woote fa ñu dàq ma am na ay président yu ko mën a seede président Kaolack Sarax Thiam mën na ko seede ak président Ablaye Thiam ñoom mën nañ ko seede mbuur gi bañ fa demee fekk nañ fa ku naan Roqaya daa téye sama agent bi ma fa yónni téye ko battre ci kanamu transporteur yi wax ko lu nekk lu ñaaw pare presque ba mënuñu fa am dara ma woo Roqaya di wax ak moom mu raccroché ma au nez maanaam pour wax la ni la ñoom ñëpp solidarité corps lañ def ni man damaa bari problème nangam léegi nag lu tax ma gën a bëgg wax ak sénégalais yëpp bëgguma kenn ku ma jàppale ci dul dëgg wante su ma demee ba egg gis ab lobbying boo xam ne si boo dee xool ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu jugee. kon billetterie bi dafa am lobbying. waaw ñoo bokk fu ñu jugee ma jékki-jékki nag toog ba sa yàgg di liggéey di muñ jékki-jékki yoon jox ma dëgg ni ma Moussa Fade sa brevet bi yoon jox na la dëgg demal nga jëli machine yëpp yi nga yoon may na la nga dem jëli machine yëpp yi nga xam ne ay contrefait lañ ma xam sama jikko paa yi su ma ko defee mën na tourner contre man ma demaat sama papa yi ni leen mais gars yi peut-être bu ñu la gisee ngay wax papa dañ naan mais ma dem sama papa yi ma demee sama papa yi man leen transporteur yëpp seen njaboot lañ te bëgguma tëb dem jëli seeni machine ñu leen di gaar rek léegi dama ñëw pour ñu waxtaan pour ngeen wax gars yi contrefacteurs yi ñu arrêté parce que yéen ñii yéen a ma santoon lii boobu kenn nekku fi man rek ngeen xamoon bi ma ko waxee sama papa yi pare bind ko ci bataaxal. mais ani Mbaye Amar moom moo jiite. moom laa bind moom moo jiite président Mbaye Amar. waaw bind naa ko lettre musuma tontu. ay lettre musuma tontu. déet waay wallaahi ci laa bindee lettre nag président Ndongo Fall moom ba ko bindee lettre moom macha allah yenn saa nag mu dóor ma mais bi ma ko bindee lettre dafa jël lettre bi envoyé ko CETUD effectivement parce que CETUD moo réglé bi mu ko envoyé Ababacar Fall
li ma gën a tiital Ababacar Fall tontu ko ni ko Ndongo Fall Moustapha Ndiaye amul dara ci brevet bi li gën a am njariñ moom laay wax nii Babacar Fall tontu ko ni ko ba mu koy tontu nag dama cee gis ñoo xam ne ñëpp dama leen def ay kilifa ñii ay grand frère te gisuma kenn réagir après am na sax ñu ma ci jotawoo ñu naan gisaguñ mail bi ku mel ni Thierno Birahim Aw moom mi nga xam ne ñaari ministre jox nañ ko instruction pour mu jàppale ma pour mu xool sa brevet bi li ñu koy clamé bëri na je sais pas ku mel ni liggéeykat yi léeg-léeg ñu kaas yi moom nee na moom mi war a garantir seen contrat yi yéex na xam naa niñ ci ñëwaat am na xam-xam mën na liggéey Babacar Fall aussi moom mi nga xam ne moo bind lettre bi xam-xam dans le transport moom du ma ko sikki sàkk am na ci xam-xam trop moom mi ngi ci lettre bi Thierno Birahim Aw Cheikh Omar Gaye mi ngi ci lettre bi Mamadou Dioum mi ngi ci mail bi waaw Thierno Souleymane Bari Aftu mi ngi ci lettre bi Mamadou Kanté mi ngi ci lettre bi Mamou Fall mi ngi ci lettre waa ñii ñoo yor depuis banque mondiale ba ci suuf kii war a jot kaar lu ñu décidé wul du sotti ñooy kilifa su moom Babacar Fall su bindee lettre boobu nag ni ñëpp ni kon yow daal li nga jàpp mooy lobbying bi ngay wax fiit la ñooñu la nekk déet du ma wax lobbying parce que ñooñu samay kilifa lañ maanaam ñoom daal ñëpp gis nañ Babacar Fall liñ bind da ngeen di déglu li Babacar Fall bind nee na leen brevet bi Moustapha Ndiaye lii mu naan am na brevet ci ticketing bi mënul nekk amul brevet baaxul te sax dafa mel ni mi ngi brevet dafa bëgg ni wari ak transport may tontu foofu ni man li ma breveté du wari ticketing dans le transport bi nga xam ne amul woon te sam papa yi mën nañ ko seede te ma indi ko bi ci des mu ni leen li concerné sax Moustapha Ndiaye ak société boobu maanaam Moustapha Ndiaye pour ne pas le nommer a été d'une insolence qui frise le ridicule xam nga loolu ab xas la maanaam nee na man daal ku doy waar laa ku ñàkk teggin laa biñ ma woowee pour ma signer charte bioéthique bi signé wu ma ko woon dama remettre en cause ñoom processus bi ñu lancé woon tourné ni leen nag ni Ndongo Fall ni ko BRT bi ak TER bi mi ngi ñëw sax ak Dakar Dem Dikk sax ñi ngi testé dinañ am seen propre ticketing nii leen waa CETUD dañ bëgg concurrence loyale tourné nag li gën a garaaw ni leen sax yéen transporteurs yi Ndongo Fall yéen ñëpp GIE yëpp ñëw leen ma organiser leen benn réunion ngeen ñëw su ngeen ñëwee man ma utal leen solution boo xam ne du ngeen toog ci Moustapha Ndiaye maanaam ren di Moustapha Ndiaye daal ticketing bi ngeen dem uti yeneen ngeen ñëw ma jox leen beneen solution boo xam ne une stratégie pouvant aider les opérateurs de l'AFTU à bénéficier des nouvelles technologies sans dépendre d'une seule entité c'est-à-dire que tout le temps moom brevet lay ji ma bañ loolu ab mail la boo xam ne dafa fuite ñëw ci man mi ngi nii leer nañ loolu mooy lan mooy loolu léegi nag danger bi mooy contrefacteurs yi ñi nga xam ne doolu sax nekkuloon seen métier dugg nañ ci am ñoo xam ne si dañ may yoreel xaalis ci transporteurs yi yoreel ma xaalis de ku ma ci fayee ko xam nga nooy def da nga may delloo sa machine dam ci contrefacteurs yi am ñoo xam buñ may menacé ci contrefacteurs yi lañ may menacé te ñoom ñëpp nag kilifa yëpp xam nañ ñu mu demee. dañ ci ñëwaat ñu ñëw si Modou Mbaye Modou Mbaye yow mi nga xam ne da ngaa bokk si AFTU problème bi mu amee te yow ngay maanaam médiateur mag nga ci transport kenn dootu la présent ci transport yan tànk nga jot a dox pour maanaam wax ne sa morom yi bu fekkee ne nii la demee que juum nañ ban nan nga def. bon jërëjëf Théodore man de comme ni ko yàgg naa transporté AFTU tey jii li gannaaw Ablaye Guèye di El Hadj Madou Seye ña fa nekk ñëpp di ay présidents des membres maa leen mag procès bi it 92 bu ko fi banque mondiale indee ci loolu ñetti transporteurs yi ko fekkoon yàlla dogal maa ci des ma di ci gërëm yàlla bu baax di ko sant problème bi Sénégal dafa xaw a doy waar tey dafa mel ne nekk ci jubadi moo gën a nit ñi nekk ci jub te nag jub ak dëgg ci la yàlla ànd loolu moo sooyee Moustapha Ndiaye loolu moo ko dimbali man ànd na ma ak moom ba toog ak directeur Thierno Aw Babacar Fall ci AFTU CETUD la nekk mais Thierno Aw muy kilifaam Thierno Aw ba ñu toogee Moustapha waxtaan ak moom ci lu bari waxtaan ak moom ak kilifa yi nga xam ñoom la seqal mu jox ko garantie problème bi danaa ci taxaw pour régler ko kon li ma doon ñaan Thierno Aw ak directeur Cheikh Omar Gaye ak ñoom bari ak jara seen kilifa jàpp naa ni procès bi su actif fi yàlla ak ñoom la kon lépp loo xam te day yàq man jàpp naa ni même bu ñu ci tuddee yaakaaruma ni ànd nañ ci kon li nga xam ne man moom laay ñaan rek
Sénégalais yi mooy lu baax ku ko mës a yëkkati mu nekk njëriñ doomu aadama yi di nga am problème dal na yontu yàlla Muhammad dal na Serigne Touba dal na Alaaji Maalik Moussa loolu solo dalee mënul ñàkk da ngay muñ waaye nag muñ gi bu mu tee nag fi nga war a jaar nga jaar fi li nga war a def nga def ko waaye na nga xam ni lu àddina yàgg-yàgg da ngay mujj. yow yan tànk nga dox transporteur yi mooy machine yooyu day man mosuma cee jël sama chey mosu cee jël parce que machine bu ci nekk ba mu dikkee receveur yi am na ci système bu ñuy sàcce boo xam ne yow mi nga xam ne yaa moom oto bi mënoo ko trouver mais machine Moustapha Ndiaye bi ñu ñëwee ba bisu tey bi du receveur du ku yàlla bind ku ci mën a sàcc lenn te xamuñu ko ndax à chaque fois même rapport bi ñu lay jox su la desee leer boo wooyee Moustapha Ndiaye wala ñi muy liggéeyal buñ la ko tiireelee day lay indil rapport bu leer nga xam la ca nekk kon li may conseillé daal mooy affaire ticketing yi ñu ko fi andi bari nañu ko jël mais dañ koo delloo Moustapha Ndiaye musuma gi ko jël machine am delloo ko ci dama ci am lu ma naqar wala dafa baaxul kon li may wax daal mooy ñun transport ñun Sénégalais yi nañu xam ne li baax ak lu baaxul du benn waaw lu baax ak lu baaxul du benn kon li may conseillé nit ñi daal problème yi fi am nañ ko jéem a régler parce que su fekkee dem na ba yoon jox ko dëgg ci képp koo xam ne am nga machine te du machine Moustapha Ndiaye nañu ko jël man jëli machine Moustapha Ndiaye sama liggéey bañ yàqu moo ma gënal xaar bañ jël sama machine sama waxtu liggéeyam di tardé. mënuñoo bañ a wax laaj la loo xam ne en tant que transporteur sa gis-gis mooy loi d'orientation bi ak conseil national des transports bi nga xam ne moom la ñu fas yéene teg yow sa gis-gis ci loolu. waaw conseil national bi lu baax la parce que ñun ci CPTRS yàgg nañ koo kaas yàgg nañ ko bind suñu rapport bi Moustapha Mor Sourang jiite ak Abdou Karim Seck ak man baax na waaye day fekk nag mu nekk indépendant bu mu dépendre ci ministre transport bu mu dépendre ci benn ministre na am indépendant nga xam ci fekk ko am na ko muy dépendre le président de la république wala premier ministre fekkee am na ndax itam réew mi bu ñu bëggee mu tegu ci yoon lenn lu nekk dañu koy bàyyi ak ña ko moom nit ki li mu xam lam ca mën a def mën ko caa wax ki ko xamul mënu ko conseil national bu ñu ko defee na nekk indépendant ci transporteur yi nañ ci bari ak chauffeur yi parce que métier transport bu ñu bëggee mu réglementé wu dañ koy bàyyi ak ña ko xam laaj li seen xalaat d'accord mënut a ñàkk nag état bi parce que mooy suñu état parce que ñi leen fal ci lañ bokk waaye soo boobaa itam nag nañ ci nekk ay membre waaye na nekk indépendant boo xamante ne li muy def benn ministre du ko manipuler benn ministre du ko mën a demee dugal ko ci yoon fu mu war a dugg. kon daal yow li nga jàpp mooy nañu bàyyi di décider à la place de acteurs transport yi. ci muy dëgg loolu li feeg ñu ngi koy def te loolu transport ak fépp laa koy bépp projet ba mënte wala métier ba mënte doon bu ñuy décider à sa place ñi ko xam te ñooñu fekke wuñ bu ñu ne ba ci application bi ay rëq-rëq yi te loolu mën naa ñàkk Sénégal li ñu am ci ay borom xam-xam bari na bu dee transport am na ñoo xam même Macky Sall boo gisee tey jilee jafe-jafe yi mu am ci transport ci métier transport am na ñoo xam ne dañu xam transport réellement te am na ñu bokk ci parteem ñooñu bu leen tegoon tey danañu bu tëddee dana nelaw parce que déggoo nañu transporteur yi déggoo nañu chauffeur yi xam nañ transport problème du fi am waaye boo gisee jafe-jafe yi dafa bari ñoo xam ne dañ leen di fal te li ñu leen fal xamuñu ko te waxtaanuñu ak ñi xam ndax ñi ñuy woo ñu ngab responsable ba xëy ab saagam la ngab la ngay wax ak bu génn ñëwul la dem ci base bi dellu ko wax mais wax jooju du am njëriñ. gis nañu seen aérogare yi dafa parfois salté boo demee Petersen soo demee maanaam Jean Jaurès Lat Dior yooyu yëpp da nga gis ne mu mel xar kanam bi baaxul loolu yéen tànk ngeen taxaw parce que tamit client bu ñëwee war a dugg ci bus mooy busu aftu yi ñëw fi mu war a taxaw léeg-léeg xet bu bon yi da nga gis yoo xam ne vraiment dafa jéggi daayoo. te doo jërëjëf loolu moom wax nga dëgg waaye doo sauf Colobane le 22 juin 1984 yi man lañ jiital lii ngay wax barki démb nga ñëw Colobane doon intubé Alassane Ndoye waaye loolu gisoo ko fa mécanicien du fa dépanné kuy saw ca douche ngay dem koy raxas ca activité ngay raxase mbalit dama fay ay nit ñuy bale gaaru ci guddi ak bëccëg yor ay ñuy garder gaaru ceer bi yor ay ñuy surveiller gaaru ceer bi li nga wax dëgg la gaaru ceer place la boo xam ci place publique la bu ñëpp di dem kon dañu ko war a sécuriser organiser ko waaye nag am na ci loo xam ci bii itam yàlla na ma yàlla jégal suñu bokki maire yi ñoo ko indi parce que itam gaaru ceer du marché gaaru ceer dañ ko war a bàyyi ak oto yi jaaykat yi nañu dem ca marché yi
baa bu ñu bëggee bokk di jaay nañu wut bokk centre commercial comme mel ni parce que Colobane bi ko bëggee demaat dama lee déedéet dafa amee ba ci lañu mujj taxawal benn centre commercial boo xam ne kuy jaay foofa ngay toog oto yi nañ leen bay ak festival kon mairie yi yow nga jàpp ne ñoo jëlul seen wareef. bon mairie yi wax dëgg fa yàlla bu dul ñoom it di njaboot gi njabal am na ñoo xam ne xaay bee leen intéressé te nag réew mi buñ bëggee mu baax te nu noo ko war a baaxal parce que benn étranger ñëw du defar réew mooy kenn ku ne fa nga nekk da nga war a taxaw bu set organisé wu am sécurité am organisation mais lii ngay wax doo ko gis Colobane li fekk Modou Mbaye koy jiite doo ko gis Colobane. Moustapha léegi nag ci kaw loolu bi problème bi excès dem nga nag adressé waxtaan ak CETUD antuwul est-ce que jéem nga jëm si ministère des transports ñoom ñi nga xam ne ñoo njabootee ñëpp pour wax seen sa problème ak CETUD ak yenn transporteurs yi. waaw transporteurs yi defe naa kilifa yi du ma wax transporteurs yi sax kilifa yi li ko dalee ci le président Mbaye Amar Ndongo Fall El Hadj Ndiogou Malick Dieng ñoom ñëpp xam nañ nu mu demee ñoom ñëpp xam nañ nu mu demee bind naa wax naa. est-ce que bind nga ministre des transports. wax naa ak moom ministre des transports avant moo nekk ministre des transports sax biñ ma yóbbee correctionnel bi ma lebee 35 millions yi bi ma dem ci beneen rajo ci dëkk bi. kan moo la yóbbu woon correctionnel. Askia assurance parce que moom moo garanti woon bor boobu ma doon defaree sama première machine locale yi biñ ma yóbbee man sama wàll bopp dem naa ci benn rajo yuuxu fa soxna Omar Youm woo ma encouragé ma jox ma ministre ni ma muñ ba pare moom sax moo ne ma téléphone ba breveté ko woon nga ko ma ne ko waaw breveté mu ne ma kon da ngay muñ xaar bu sa brevet génnee ñu dinañ def le tout pour protéger sa œuvre bi parce que moom xam na enjeu bi mais bi loolu amee may toog di muñ xam na lépp wax naa ko lépp xam na lépp wax naa ko lépp xam nga am na loo xam ne rek moom mënu ko yoon moo ko mën yoon def na ko pare mais tamit su ma soñoon ñi mu njaboote ku mel ni Babacar Fall ak aaw ñu may ma jàmb parce que sonal nañ ma trop sincèrement te waxuma ko rek pour aw bañu ma leen vraiment am nañ xam-xam mais vraiment war nañ ñeme dëgg seet li dëgg ñu appliquer ko waaw mais daal rëq-rëq bi yëpp non Babacar Fall ci boppam moom ci wàllu boppam moom mail bi mu bind daf ma tiital moo tax sama commencé génn di wax lu nekk parce que li mu bind mooy nañu rey Moustapha Ndiaye loolu laa gis daal maanaam brevet bi baaxul ñëw leen naan te moom dafa il était censé réguler mais comme que xaritu Samba Sow la ñoom ñëpp xamante nañ am na ay mafalloo jarbaat ñoom ñëpp mi ngi noonu am na yoo xam mënu ma ko wax ci télévision. mais c'est très difficile fii mooy autotransport mooy lépp li nga xam ne ci transport daal lëndëm ñu leeral la ko fi. en tout cas parce que ñëwuñu fi pour lëndëmal lu leer. en tout cas c'est très difficile. mais si parce que fii mooy autotransport lii fii moom da ngay andi pour leeral. ministre bi daal jot na information yëpp moom jox naa ko information yëpp. nee nga aw ak Fall dañ laa bëgg rendi. non mail biñ bind. xam nga rendi nit mën nañ koo rendi te doo jël paaka tag ci butam rendi nit mooy ab jeune di góorgóorlu avant ngay nekk directeur foofu di góorgóorlu ba indi benn ay papaam sant ko ay solution mu góorgóorlu ba indi ci solution yaa ngi dégg ànd ak nawleem boobu mu wor ko ngeen xam ni mu demee mu di góorgóorlu naroon cee tëdd prison di góorgóorlu ba lépp sotti yéen ngeen ñëw bi ngeen ñëwee da ngeen war a tag lépp table mais ngeen woo ñaari nawle yooyu ngeen tag leen di ngeen xam lan mooy dëgg mais nawle bi peut-être moom day sol costume day sol xabtaatam yor kurusam nawle bee costume yéen a bokk fu ngeen jàngee yéen ñëpp dem ngeen tax dëgg gi ngeen jël ko takk suuf dam bay bind lettre nag naan dam bay bind mel naan leen ñëw leen ma jox leen solution pour ngeen mën a bàyyi Moustapha Ndiaye en tant que directeur des opérations CETUD. te moo waroon nekk neutre. non dafa waroon neutre même boo dee xool région yi am na leneen lu gën a garaaw sax. actuellement nii. waaw boo jëlee calando vert blanc yi ak rétap yi. waaw damaa jékki-jékki gis fay appareil. monsieur Kanté bi ma waroon a financé directeur Mectrans bi ma waroon a financé ma gis ay machines yoo xam ne ci vert blanc yi ma woo machines yi borom oto yi laaj leen borom oto yi nit ñu waa Mectrans ñoo leen jox machines yi xam nga na lañ def comme que xam nañ ni man sama machine mi ngi bari terrain te buñ bàyyee transporteurs yu bari xam nañ dëgg gi buñ génnee ci man la ñuy ñëw léegi buñ leen di jox oto
dañ leen di exiger ñu jël machine ñoom biñ créé maanaam ñoom créé wuñu li ñuy def rek dañ koy xam nga lu ma la wax maanaam am na loo xam ne ils sont pas habilités def ko mais dañuy créer leneen via seen i mbokk ak seen i kii bu ko defee mbooleem vert blanc yëpp te vert blanc yi ñoom góor a xumma woowoon nañ ma avant vert blanc yi di génn woowoon nañ ma as ndaw woowoon na ma ci avant vert blanc yi di génn ni ma ticketing la génn ba ma ko woowaatee dafa ni ma gars yi dañoo jékki-jékki ni affaire yi oto yi day ànd ak machine ticketing. toujours daal dañuy créer benn clause parce que contrat li ñuy wax. Très bien. contrat dafa am les clauses conventionnelles. non du doon clause sax sañuñu ko def seen contrat yi parce que seen contrat yi gis naa ko maanaam package la boo xam ne si pour ne pas prendre les machines de Moustapha Ndiaye dañ lay joxaale machine. ba pare ñoom di ci business maanaam dañuy jël defaat beneen contrat boo xam ne la kat am nga pour nga am si oto yi. condition sine qua non foog nga jël machine kii machine donc mooy loolu mooy clause exclusive. bu nëbbu ci ko ci biir. très bien te ñoom ils sont pas censés le faire ba loolu amee aussi. waa léegi état bi anamu yow mii nee nga ministre des transports est-ce que bind nga ko courrier ne ko attirer attention am comme am nga breveté. wax ko ne ko réseau bi problème yi moo fi am parce que administration écrit la xam. bind naa ay millions damaa bind naa am na mail yoo xam ne sax boo ko liiree da ngay rus bind di sara am na mail yoo xam ne sax bind nañ ba aspit bi géré bi kii OAP yi directeur bi bind na benn mail benn lettre adresse ko Omar Youn pour ñu jàppale ma ci injustice bi ñu may causé lettre baa ngi fi yooyu yëpp je te jure bind naa président AFTU musuñu maa répondre man duñ ma répondre kenn du ma répondre te nag man leen rek laa leen bëgg a xamal man électrotechnicien la informaticien la yooyu yëpp yàlla may na ma ci xam-xam yoo xam ne si damay toog ak samay ingénieurs yi nga xam ne si ay ingénieur en télécom ingénieur en développement informatique web mobile ingénieur en sécurité réseau base de données lépp lu ñuy liggéey maa leen di jiite lu jëm ci wàllu code yeeg développement yeeg yooyu ñoom ñoo koy def mais Samba Sow ba mu ñuy door a démarrer mënul woon jën man pour gàttal daal ni dëgg moom tant que ñi ngi jël lu dul dëgg di ko tag ci ñi nga xam ne si dañu am dëgg dëkk bi day metti man nag j'ai plus de 30 jeunes bëgguma kenn faral ma li ma bëgg rek mooy bu fekkee am na autorité boo xam ne si comme président de la république président Macky Sall président de la république mu wax ñi nga xam ne si ñoom la dénk transport ñu régler problème bi pour une bonne fois pour tous. man ñeme naa est-ce que lii nekkul li nga xam ne sax mooy favoriser mbëkk bi. waaw mooy ñoom nguur gi moo wootee pour xale yi toog ci réew bi. léegi ñuy jël. mbëkk mi moom ñenn ñi mu am fuite des cerveaux. mooy da ngay am xam-xam nga xam ne war nga jëriñ sa réew nga daal di jël avion bàyyi ko dem yeneen dëkk di ko fa jaay. am naa loolu du ko andi. nit ñi fuite des cerveaux bi. mais nag mbëkk mi moom benn. man bu amee la ma ci wax yàlla na yàlla yërëm ñëpp ñi ci génn mais ñun jeunes yi aussi am na ñett yoo xam ne si il faut ñu bàyyi ko xel mooy nañu wut xam-xam nañ bàyyi yàkkamti nañu doylu nañu wut xam-xam ba am xam-xam nañ bàyyi yàkkamti nañu doylu. mais est-ce que li ñu lay xeex ni bi ci des fuite des cerveaux mooy maanaam yow. waaw mais am naa sa benn xarit boo xam ne maa ngi koy nuyu au passage Malick Sarr la tudd c'est un ingénieur Europe jàng na ba dem Europe ñëwaat na temps yi man ak moom bi mu nekkee Delafosse ñoo fi nekkoon di def tout ce qui est montage électronique fu livre musa am na ñoo xam ne xam-xam bi ñu am fii ay jeunes de honnête correct mais mi ngi noonu man mii dem naa lu mat 7 fois Chine Shenzhen mais bu ma demee samay morom laa fay fekk mais dañ leen encadrer ay start-up jox leen ay suite jàppale leen ci wàllu équipement mais ñuy avancer mais su fekkee am nga xam-xam yaa ngi dégg man gagné naa fi prix de l'invention et de l'innovation mi ngi noonu daal mais yàlla mi ngi may dimbali maa ngi góorgu mais su ma soñoon daal am na jeunes yu fi nekk yoo xam ne si man lépp lu jëm ci wàllu robotique lu jëm ci wàllu informatique lu jëm ci wàllu énergie renouvelable installé naa plus de 50 pompes Patar Ndulla Jogop maay def bilan de puissance bi man maay def dimensionnement bi énergie renouvelable laa la wax de j'étais même partenaire de Lawrence. mais est-ce que li ngay wax nii par exemple nit am xam-xam yor a jëriñ réew mi ñu téye comme naan di la xeex est-ce que loolu contribué wul ci fuite des cerveaux ñi di daw dem feneen joxe xam-xam ci yeneen réew. man de su ma mënoon daw sincèrement su ma mënoon daw par exemple sama xam-xam bi ma am mënuma koo exploiter fii su ma mënoon daw parce que ñi nga xam ne si ñoom laa yaakaar président li mu mën mooy joxe instruction président su demee bind lettre signé ko moom ni ma Moustapha yëg naa li nga def
ñi ngi lay encourager di la féliciter nangam patriote wax yu rafet ba pare boole ma ak ministre am loolu la mën ministre bi boole ma ak aaw mais ñoom ñu ni ñett ni seen lañu am seen i intérêt propre ñu ni ñett loolu lan ñoom lan lañ ci mën bi lobbying biñ ciy wax am na. ma ne man daal li may wax mooy que ne am na groupe boo xam ne si parce que groupe bii nii gisuma kenn intervenir ci am na ñu ma woo ñu ni yëguñu mel te ñun ñëpp nag xamante nañ man xale laa nag xorma laa leen jox rek mais raglu ma ci kenn xale laa dama leen jox xorma su ma soñoon. mais Moustapha yaa ngi waxoo man question bi may laaj transport kon daa am lobbying parce que. xam nga damay sincèrement damay bañ a wax lobbying. mais déet parce que fii moom laa la émission bi moom. amul nëppal émission bi daal émission bi day leer. transport li nga wax nii yëpp wax nga. en tout cas mais wax ji mooy lan transport daa am. en tout cas bi ma bëggee contrat aftu. Orange bëgg maa subventionné dañ maa boole ku naan Mafallo jarbaatu ñoom bari la xaw ma ak Mamour Fall li may wax nii nëbbuma ko parce que daf ma metti woon Mafallo ñëw sama bureau jóge France ni France la jógee fa la jàngee waaw comme ñu waroon def tout ce qui est publicité branding ak ticketing ñu waxtaan ñu ni ma léegi da ngay Mafallo moom mooy jël entreprise am jël tout ce qui est li may def ak li muy def pour ñu proposer ko Sonatel peut-être moom France la jàngee doon bi ñu xoolee loolu ma wax ak sama kilifa mu ni ma bul def mukk loo xam ne ëllëg dina dugal ci problème ma ni leen man mënuma loolu da ngeen bàyyi comme que man entreprise la maa fi jiitu parce que je faisais la communication ba ma bañee te suba sa la ma fàlloo ñëw ni ma tonton Mamour signal nañ ma sama contrat tonton Barry signal nañ ma sama contrat moom contrat aftu publicité yi nga gis nii ñu signal ko man ba léegi paay joxoon nañ ndigal Bari ak Kanté pour ñu waxtaan ak man pour ñu financer ma ba léegi Babacar Fall dem naa ministère des transports mu woo Bari ni ko Moustapha nee na da nga koy xeex sosal ma de sos wu rëy boo xam ne si preuve yaa ngi fi produit daal dañ maa yàq ba nga xam ne si te man meluma leen lu xëy gëstu liggéey jaamu yàlla ñibbi sama kër. kon lobbying bi am na. xool leen rek. non du ñu xool xam nga nee naa la ñun suñu émission kàddu bi nit ki yaay wax li lay wax dañoo bëgg mu leer. mooy lobbying am na wala amul. wax dëgg yàlla am na man nag su ma sañoon am beneen lobbying bu ma jàppale parce que ñemee ma leen ndax ñoo ma ëpp ñoom ñu ngi ci réseau bi sincèrement loolu am na seen intérêt rek lépp loo xam ne te maa ngi ay preuve am na benn ministre boo xam ne dama ko wan ay preuve mu ni ma damal nga woon ko DG non du ma tudd tur bi mu ni ma damal nga jox ko damal nga woon ko fekk sax dafa woo aaw ni ko Moustapha na amul benn preuve mu ni ko les preuves il faut les chercher waaw doo toog mu ne dama nga jox ko ba may dem ci dama ànd ak góor gii la àndal tak sama ordinateur wan yëpp li agent yi di ma def ci terrain bi xeex yi may xeex yu bon yi ma moon ko xool ba pare ni ma incha allah BRT bi am na ay car terrain rabattement nangam yooyu yëpp man lañ koy jox déglu ma rek ba pare tourné. Thierno Birame yow miy nekk nag directeur CETUD ni lay clamé bëri na liggéeykat yi dañ lay clamé ne yow miy war a nekk sax garant projet bi da ngay daw nga liggéey at aftu yi saa su nekk ñu ngi koy wax nee na ku la soxla tu es inaccessible beneen mbir tamit ñii tamit ñu ngi lay clamé bëri na si urbain bi BRT bi tamit waa population Guédiawaye taayee passé ñu ngi doon kaas ne yow duñ la gis souvent cérémonie ay représentant BRT bi ci mbënd bi créé na woon ay problème kon soit accessible parce que tamit looloo tax ñu fal la bu ñi amee problème yow mi nekk garant projet aftu da ngaa war a wax nag urbain bi loolu lañ la soxla ñu ngi lay interpeller yow nga ne daal lobbying yi bëri na. waaw xam nga lobbying mooy c'est très simple man paa yi conseil d'administration lañ ma woowoon paa yi musuma am ak ñoom problème ñoom ñoo ma woo bàyyi njóogu maa ñu ne ma gëstul ci lii ma gëstu ci ba indi résultat mais ba ma indee résultat parel bi lañ ma booleeg Kanté ak Bari ba ma duggee ñoo waroon financé wuñ mais pourtant après Kanté moomu Samba Sow mi nga xam ne moo doon sama technicien liggéey naa ak moom man ni ma fi ñukk man daal dañ ma diaboliser Moustapha day enregistré Moustapha day dañ maa diaboliser ba nga xam ne si tag ma fële nag yàlla doo nga moomu dimbali nag. kon waa aftu daal ñu ngi leen di xaar yéen waxuma sax aftu CETUD surtout. ñu ngi leen di xaar beneen tribune bu mag yéen ngeen ñëw leeral beneen waxtaan boo xam ne histoire billetterie bi fii ci biir système aftu. yéen transporteurs yi toog
yéen waa CETUD ngeen toog ñëpp ñu leeral affaire bi nan la demee bu woolee sax ministère tamit ñëw pour ñu leeral affaire parce que fii autotransport leeral sa kàddu bu mujjee galaa ñu jox Pa Modou Mbaye. waaw te ñu ñaanal ma rek bu fekkee preuve lañ bëgg aussi preuve buñ bëgg ci Samba Sow ci nu mu tuddati sax Ababacar Fall preuve buñ bëgg yor naa ko mais sama conseil dañ ma naan ñu bari ay bul tudd tur ay bul nu mu tuddi preuve yi nangam mais daal man li ma wax amul lenn loo xam ne si dina waroo ñoom seen wàllu bopp seen taxawaay bi ñu waroon taxawaay ak man taxawuñ ko parce que dañu am ay intérêt pour man ay intérêt ci mbir mi jax na tàkk. Baye Modou Mbaye sa kàddu bu mujjee galaa ñu. waaw sama kàddu bu mujj daal muy gërëm yàlla. di wax ne li nga xam ne man la Moustapha di jàmbat man jàpp naa ni Thierno Aw li ma xam ci moom yaakaar naa ni man dinaa ko demandé rendez-vous man ak Moustapha Babacar Fall sama doom la doomu aadama la doomu aadama wu ne mën ngaa jëm doomu aadama bu dee nit mën la dugal ci ay erreur waaye jàpp naa ni procès bi fi mu toll ci Sénégal yi ni mu suqalee Sénégal ni mu ñore banque mondiale képp kuñ fi namee jàpp naa ni sa taxawaay sa warugar mooy fexe procès bi avancé ba tax na man de en tant que doyen du transport danaa jéem a sol sama dàll waxtaan ak Babacar Fall suma doom la waxtaan ak Thierno Aw waxtaan ak Thierno Bari parce que jàpp naa ni ñoom directeurs yi Cheikh Omar Gaye ak Mamour Fall dañ ñoo tudd seen tur waaye jàpp naa ni bokkuñ ci loolu parce que départ procès bi dañ cee daj lu ne pour procès bi taxaw nit la mbir nag doo ko taxawal ba mu baax nga wëlbati ko gis lu koy defar nga di ko yàq ñàkk ci ànd sax jàpp naa ni loolu amul kon li ma wër daal mooy man dinaa sol sama daal dinaa leen ñaan itam ñu dellu si seen i xel bu fekkee lii Moustapha expliqué ñu expliqué ba mu leer su ko defee ñu xam ne réew mi noo ko bokk te kenn ku nekk da nga war a liggéey pour réew mi parce que àla ku leen dañ fee jaar. président Mbaye Amar nag loo koy wax moom. moom Mbaye Amar mi jiite surtout moom mii sunu président moom laa gën a ñaan dinaa ko woo téléphone ne ko diggante Moustapha ak Thierno bi ak Babacar Fall parce que Babacar Fall aw mooy kilifaam. te toogoon nañu ma waxtaan ak moom ba mu ne woon bu sa jafe-jafe yi danaa ko réglé danaa ko ñaan mu sol ci dàllam ñu waxtaan ba ñun ñëpp ñu àndaan nekk benn avancé projet bi parce que loolu muy suñu intérêt. mbokku téléspectateurs yi waxtu bi nga xam ne moom lañ jeglaloon mooy jeex na képp ci émission bi mooy nag émission autotransport nag muy nekk rek émission boo xam ne altine bu nekk lay am si Walf TV la voix des sans voix mu leen jukkil lépp li nga xam ne mooy xibaar ci wàllu dem dikk bi muy tali bi jaww ji wala géej gi tey nag ci mbirum tali bi lañ doon wax lu ci mel ni nag billetterie ci transport surtout si transport urbain bi ñu di waroon changé ci wàllu aftu surtout gis nañ ne jafe-jafe la am moo tax ñu dalaloon ñaar nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll bi ku ci mel ni Moustapha Ndiaye nag nekk nag promoteur billetterie électronique ak collecte recette municipale jiite société bu ñuy wax Transpay ak kii di Modou Mbaye nekk président gare routière Colobane nekk président aussi jiite GIE jàppalante bu aftu ñu leen dox dig daje nag altine bi di ñëw si beneen numéro képp nag ku gis na kàddu yu ñuy njëkkati bu fekkee ne dafa xaw a jàpp ne dafa ñagas du dara defar transport moo ñu tax a jug li ngeen jéggal ñu ne xam ne nag Sénégal ñun ñoo ko bokk te que nag gouvernement bi nga xam ne ñëw na ministre bi ñu fiy teg nag ci wàllu dem dikk bi ñu ngi koy ñaanal mission am egg ci jàmm waaye tamit nag nañu jëfee yëpp dëgg ci transport parce que defar transport moo ñu tax te jikko yi dañ ko war a defar transport bu ñu defarul jikko yi du ñu dem nañu def nag Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñu bàyyi nag mbirum naafeq ci biiru dem dikk bi ku jàpp sama kàddu dafa ñaaw na ma jéggal ndax defar transport moo ma tax a jug nañu dox di daje kon